kat ci koor gi lu tax kooku ñëwul. da ngay boole ak internet yi rek ñu wax ndax dañ ko war a dàq. bon laaj naa ko internet yi Duudu dafa demoon. jàmbunu yéen laay laaj ñu dàq ko wala ñu bàyyi ko mu toog mi ngi noonu ngeen koy gis. bàyyi. aywa di nuyu suma mbokku promoteurs yi ku ci mel ni Fallou Ndiaye di suma frère di suma xarit maa ngi koy nuyu bu baax ak Amadia maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu nag ñiy seetaan ñëpp ak mbokku Bantamba TV Bantamba internet. di nuyu techniciens yi ci turu Pape Modou. ak ñi seetaan ñëpp békaay. dëgg la dinaa ñëw léegi ci yeneen promoteurs yi mais dañuy continuer waxtaan bi dam noo wone Modou Lo ambassadrice su France moo jógee ca ambassade ba dem ca fa muy entraîner dem rendre ko visite loolu wala Pape ñu jàllale élément bi ay ca jàllaleel élément bi après ñu waxtaan ci. Bonjour à tous. Donc, nous remercions le roi des arènes du Sénégal et nous le félicitons pour vraiment le sacrifice. Mais nañ tàmbalee sax ci làmb ji dem xool seeti waa làmb ji nan ak nan lañ koy defee bi Modou Lo di bëri Siteu amoon nañu yéenewu indi ko stade mais malheureusement calendrier wu moo ko mayutoon moo tax antuwut bii passé rek journée bi passé tamit bëggoon nañ ko fa indi ci diggante Franc ak Ama Baldé mais question de sécurité lañ amoon moo tax ñëwut mais lii day feddali kóllëre wu liñ am ak yéene gi ñu am par rapport ak làmb Sénégal par rapport à lutte traditionnelle ak lutte avec frappe. Alors, j'ai droit à une question. Christine Fa, je suis l'ambassadrice de France au Sénégal. Aujourd'hui, je vous laisse poser vos questions. C'est bon? Je suis très honorée d'avoir rencontré aujourd'hui Modou Lo ici dans sa salle d'entraînement. C'est la deuxième fois que nous nous voyons. Mais là, je souhaitais voir un peu, parce que la lutte, c'est très important au Sénégal. Et nous souhaitions mieux comprendre comment ça s'organise, l'entraînement, etc. Nous sommes conscients de l'importance de la lutte pour les Sénégalais. Et c'est pour nous très important de comprendre comment les choses se font. Et avec Modou, qui est un grand champion, le roi des arènes, pour nous expliquer, les choses évidemment deviennent toujours beaucoup plus claires. Et c'est un complément de l'action que nous menons dans le sport. Le sport est un excellent vecteur de dialogue et d'échange avec la jeunesse. Comme vous le savez, nous travaillons avec les autorités sénégalaises sur la réhabilitation des établissements sportifs pour les JOJ, donc la piscine et le stade, mais aussi sur des équipements de proximité. Donc c'est vraiment un vecteur de dialogue et de prise en considération de la jeunesse qui est en complément de tout ce qu'on fait s'agissant de la jeunesse, sur la formation professionnelle, les arts, les ICC, ce qu'on appelle les industries créatives et culturelles. Donc pour nous, c'est aussi un autre vecteur de dialogue avec la jeunesse sénégalaise à travers ces grands champions. Il est super content. Vous avez fait le résumé de tout ce que nous avons dit. Et c'est clair au moins. Ma connaissance de la lutte ne tient qu'à 18 mois, mais ce que je constate, et comme l'a dit aussi Ninch, c'est que non seulement c'est du sport, mais c'est aussi une vie sociale, c'est aussi un quartier, c'est des gens qui vont de l'avant ensemble, un travail d'équipe, et ça correspond tout à fait à notre vision en fait de la relation et des relations avec la société. C'est-à-dire ce ne sont pas seulement des gens qui pensent qu'à eux, à leur pouvoir, à leur carrière, ce sont des gens qui vont avec les autres, qui avancent avec les autres. Modou Lo mbër la mais lamb toll na foo xam ne léegi bu ñu xoolee ci seen combat yi ngeen invité woon Jeux olympiques comité olympique ñu indil leen ay ambassadeurs. tey jii danoo jóg demuñu lamb mais danoo dem fekk benn mbër ci entraînement bi lan la ci lamb mën a gagné. waaw lii de képp kuy nitu lamb ak Sénégalais dañ ci war am fierté ak contentement man de ci moom ci laa dama ko ci am man. man fierté laa ci am ak contentement ci Modou Lo ndax tey li ko ambassadrice bi seet si. ku ci nekk war nga ci mën a kontaan moo lay wane ni làmb am na yeneen jéego yu ko nit ñi di xoolee am na yeneen jéego yu ko bëri di xoolee. lii ragal naa ni bi ma dalee seetaan làmb ba léegi c'est la première fois benn ambassadeur déplacé wu dem ci entraînement wu mbër toog di ko suivre di ko seetaan te boo xoolee Bécaye wax ji lu mu ciy wax yëpp importance bi mu ci am ni muy seetaanee di am contentement moo ci gën a am importance. soo xoolee image yi ngay gis nii ci ginnaaw. tey toog di kontaan di bëggee xam ne li muy seetaan daf ko bëgg. kon ñun dañu war a fonkaat suñu bopp joxaat suñu bopp cër joxaat suñu bopp respect. mbër yi ci des dañu war a xool ci Modou Lo ci bëree bëri. muy ci communication muy ci colin muy ci doxin. muy ci fréquentation
parce que koo jàpp li mu lay suivre rek mu lay suivre. parce que ku waxoon ni moom suivre na Modou Lo ba xam ko. ba xam ay combat am xam naan ko sa prochain combat sa bëgg naa nga invité ma. loolu kon nitu làmb war nga mën a joxaat sa bopp beneen gëdd joxaat sa bopp beneen taxawaay. beneen taxawaay Babacar est-ce que lan la ci làmb mën a profité gañe ko ci. waaw Asbekaay lii c'est une. wala tànk yi lu muy représenté. non c'est une opportunité ak kaddu yi. c'est une opportunité bu nga xam ni làmb daf ko war a saisir parce que kii c'est une diplomate. su demee ba am une orientation ci làmb demul seeti keneen mu dem seeti le roi des arènes am na une communication mu bëgg indi. D'abord moom en tant que française percevoir na ni tey pour seen diplomatie dox c'est pas une diplomatie des États. C'est pas une diplomatie des administrations, c'est une diplomatie des peuples. Parce que en filigrane da ngay lire ni au-delà du lutteur il porte un quartier. Il porte une communication sociale. Il porte vraiment benn maanaam enthousiasme jeunesse. Donc lui elle moom dafa bëgg cette communication boobu envers les jeunes. Donc ça veut dire que tey au-delà de tous les aspects culturels. Aspect jël jeunesse bi. Comme cible nga xam ni ñoom ñoo nekk ci sport bi ñoom ñoo nekk ci sport bi. tey yoon la. mu jaar ci roi bi. waaw mu jaar la ci roi bi pour wane ni aussi ñoom en tant que ambassadrice. ñoom en tant que diplomate. ils s'intéressent aussi. à la culture et au peuple. Mais ministre bi dafa wax benn wax bu am solo ci dorteem. dafa ni tey ñun suñu amee lu ñuy jaay. lu ñu xam ne ñun ñoo ko moom. te Sénégal war ko exporter. làmb lay doon. Donc c'est une deuxième confirmation que ni làmb. c'est un produit bu nga xam ni vraiment war nañ ci jàpp. buur ambassadeurs yi ñëw nañu làmb. seetaan si événement. gis événement bi jaaxle. même waa comité olympique seen boppam ay jaañaak yooyu ñoom xamul woon ni làmb noonu la mel. ambiance bi mu fa fekk jeunesse bi mu fa stade bi fees dell. lu mel noonu mosu ko gis. mu ñëw gis ko tey jii kii moo représenté France fii mais mu ñëw dugg ci biir ki nga xam ne moo représenté la jeunesse ci wàllu sport wàllu bëri c'est le roi mu dem seeti ko. opportunité yooyu lan la ci làmb mën a gagné. xam nga aussi dafa am ba ñaari baat yu am solo li yu mu wax. dafa ni làmb est un facteur de développement mais un vecteur d'échange. entre la jeunesse. xam nga bërki dem xëy nga gis benn. article sans doute. Modou Lo dañ ko woolu fond force Covid les gens étaient excités Modou Lo dañ ko woolu suñu xaalis Covid. moo tax bëgg dem dama ci def benn chronique ne Modou Lo tey ambassadeur su France seet si woon na ko loolu duñ ko wax. waaye nañ ko wax. oui. pourquoi des fois on s'en profite pour yenn démêlés yoo xam ne Modou Lo yorul xaalisu Covid. Modou Lo dirigewul association. Modou Lo du promoteur Modou Lo du nangam ak nangam donc naka lañ ko mën a incriminer ci xaalis boobu yoonam nekku ci. moo tax ma ne comme waxoon ngeen lee te du dëgg te lii am na wax leen ko. dëgg la ah damay dellu sama Modou Lo est un roi que l'histoire de la lutte n'a jamais connu. ah ouais. De par sa diplomatie. De par son caractère. De par son sérieux. De par son savoir-faire. Roi des arènes mën a jaar na fi mais bu mel ni Modou Lo làmb dootu ko jël gaaw. yombul de mooy Modou Lo dafa soppar ñi xar kanamu làmb. Modou Lo dafa soppar ñi xar kanamu mbër. de par ses activités de par ses actes rek. Modou Lo dafa soppar ñi xar kanamu comportement mbër. Modou Lo ngi jàngal mbër mi ci jëmmam xale nga mën nga am xaalis te du la tee nekk gor. am na sponsor bi fi ñoon jox ko plus de 400 à 500 millions ba mu xoolee dëppoowul ak diineem da ko fi baax. loolu ngor la. Modou Lo à travers son comportement mu ngi wane ni que xale kat boo amee
5 millions yooyu yóbbu ci sëriñ demal nga liggéeyi entraîné. bu baax bu baax. loolu moo la mën a may. dimbali ci say waajur. Modou Lo mu ngi wane ni que kat li gaay li alxuraan tasami bi Abdoulaye Jamel wala tafarraqu bu ñu booloo dañuy am doole. loolu njëkk a gëmloo jeunesse su Parcelles. kon tey bu fekkee ambassadeur de France a choisi la personne de Modou Lo daf ko choisir sur des critères. ci ay valeurs. ci doxalin te gis nga lii ndawul de la France est la 4e république. puissance. di la 4e puissance. mondiale. du dëkk bu ndaw du ñooy complexe en parlant de la France. daa de parce que quand on parle de la France. et bu waxal waay bu dugg foofu. waaw day wax nañu. non dafa waxal lu la neex. waaw xam nañu gëm suñu bopp nañu nangam déedéet. waxal lu la neex. la France est une grande république. waay tey lii tey ñoom Baye ñii barki dem lañ jógee Espagne. suba Baye wala Fall wala Amadia war nañu am ay des ambitions d'échange culturel. avec la France. tey pas bi Modou Lo teg tey amaan na suba dina yombal mbër yi wala yombal promoteur yi tey ci lu bare bari ci wàllu échange culturel. ci wàllu culture fàllu gis nga ko xalaat bi nga ci am en tant que promoteur. waaw maa ngi nuyu ñeenti plateau ñëpp. yooyu it ñu lay baalu ak ci koor gi ndaxte yow je crois que Fallou moo doon suñu premier invité. waaw moom lañ njëkk a invité ci koor gi. waaw di nuyu vraiment plateau bi yëpp di nuyu mbokk yi di nuyu Baye Amadou sa gars yi yëpp vraiment comme ni nga ko gisee rek noonu lañ ko gisee muy mbir moo xamante ne képp ku nekk ci làmb jàpp naa ne war nga koo defee luy image bi war na laa mën a am lu mu lay jox lu bari. mais nag ci ki ko defal tamit kan la ci caractère am ci ambition ci gëm-gëmam ci vision. ndax d'ailleurs ñoom bi ñu ci làmb kenn xalaatoon leen na jël roi des arènes. déedéet. dañoo jàppoon dañ ñëw dugg ci rek mais ci gëm-gëmam ak pas-pasam dem na ba tey téye couronne roi des arènes. te li ma ci gën a neex mooy def ko téye samay xale laay may samay rakk laay may sens. loolu nag dafa am message bu muy wane mooy mu ngi fexe ba rakkam yi am xaalis tey mën naa jël ko roi des arènes kon ne bëre ci diwo bi nga xam ne ci la nekkoon ay ñoom Tapha Tine ay ñoom Balla Gaye ay ñoom Bombardier ci bëre ñoom ñëpp mais dañoo def ne baal ma def jàppale si may rakk pour may leen sens jëlee Ama Baldé jël Siteu jël Boy Niang tey ñooñu mu ngi leen ubbil buntu boo xamante ne ni au moins ñu ngi am ñeneen koppalam du leen mën a satisfaire kon tey ku mel noonu su ko ambassadeur dirige de France CRC jàpp naa ne mën nañu làmb yëpp la CRC te comme ni ko buur waxee léegi rek Modou Lo kenn laaju ko xaalis ko bind ñu def ay faux information ne ñu ngi koy laaj léegi tey kii bi ko CRC ko jàpp naa ne ci loolu la ñu mën a gën a bari gën ci waxtaan ñu xam ne làmb tey ñi fi nekk am na yow tuuti yoo xam ne ñu ngi leen di bàyyi xel am na ay kilifa yoo xam ne ñu ngi leen di bàyyi xel ñu xam ne milieu bi lu civilisé la lu set la lu seer la loo xam ne àdduna bi yëpp soxla nañ ko sax mën nañ cee jëlaat. dëgg la kon ñun boo xam ne ñooy acteurs yi ñu gën a fonkaat gën a jàppaat secteur bi gën koo gérer waat. ba sax ambassadeur mais tey premier ministre wala président war naa mën a dem seeti Modou Lo. ndax loolu lépp ay exemple la ñuy jox xale yi rek. yokkute la wala bu ñu demee seen bopp. war nañoo mën a am lu ne. mën nañoo am lu ne et puis li muy wane rek mooy que français yi jeunesse bi intéressé na léegi di nga ma dugal ci Covid bi ma naka lañ koy waxee Massaw Abdou Aziz Mbaye maam Faama sama ndijaay sama xarit nit ku baax nattu mooy dal jaam waaye ñun ñi nga bokkal ñun xam nañ la ñun ñi nga bokkal ñun xam nañu yow yaay kan yow nitu valeur nga yow da nga fier nit ku fier nga ci sa bopp ñun man xam naa la àdduna nag liitu ci ñàkk ay ndog-ndog waaye xam naa la doo njublang xam naa la nit ku baax nga àdduna nag tey jii Sénégal ñu waxal la lu bon dafay yomb te am na ñoo xamante ni yéene wuñu lu dul nit ki am problème jàpp nañ ko Covid bi jàpp nañ ci diw ana alaaji Bekaay waaye xanaa xamul leen mbaaye bu ngeen xamoon mbaaye du ngeen ma dugal foofu mu ko ci àgg non buur ñii xamul kan mooy mbaaye bu ñu xamoon mbaaye
duñ ma tudd waaw duñ ma tudd xamuñu Abdou Aziz Mbaye daal laay wax Abdou Aziz Mbaye yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokk sa wér ñun ñi nga xam ne ñooy say mbokk fonk nan la tey lan la gën a fonk ñun les communicateurs traditionnels foofu nga nekk poste boobu nga nekk dend ak Alaaji Mansour Mbaye tey nga fa gën a nekk tey lan la gën a jox bopp tey lan la gën a bëgg bul xalaat dara kuy sa mbokk mi ngi sa wet ñun ay géwël lañu ñun duñu arrière ñun fu baax rek la ñuy bokk ku baax ku ne boo ñëwee ci réew mi ànd ak ñun moo xam ngay sëriñ moo xam ngay buuru àdduna ak loo mën a def ànd ak ñun moo gën fuuf bañ a ànd ak ñun ànd ak ñun moo gën fuuf bañ a ànd ak ñun kon Abdou Aziz ñu ngi lay ñaanal yàlla bàyyi la fi nga yàgg fi nga wér loolu rek lan lay ñaanal waaw maa dégg naa commentaire yi nag lu ne ndax Alaaji Bécaye Mbaye ak nangam waaye bu ngeen xamoon mbaaye du ngeen ma wax la Amadia nuyu naa la. maa ngi lay fay. baa yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla loo gis ci Modou Lo. dañuy sant yàlla lu rafet lii nga xamante ne ni ki représenté France jóg na dem seeti ko. après dañuy sant yàlla bu baax julli ci Yonent bi wax dëgg yàlla di rafetlu plateau bi tey moom dama am mbégte bu baax. bokk ak suma frère yi ci plateau bi ku ci mel ni Baye Fallou Ndiaye wax dëgg yàlla mbégte la ci man tey. ndax tey di li ku nekk bëgg na ko mais nekk na plateau boo xam dootuma ko fàtte sama carrière. non yow nit ku yaru nga. waaw wax dëgg yàlla. yow nit ku yaru nga ndax bokk ak ñaar nit ñi ku plateau baax rek. wax dëgg yàlla dalay am loo xam ne tey di jàngat la daal di nuyu sama sëriñ sëñ Babacar di nuyu Fadam di nuyu Buur di nuyu Baye Balla di nuyu Pam Modou sama xarit. ndax ginnaaw yàlla lépp moom la. père comme lu ñi ñu wax rek Modou Lo moom lépp lu mu am mérito na ko ndax kuy joxe exemplaire da ngay joxe ci Modou Lo mooy maanaam tey nu mu téye écurie-am ak booloo bu mu leen def ba ñëpp koo wax day joxe exemple ci Modou Lo kon tey jii buñ ko seetsee te yaakaar naa axlu làmb lan ko defal te mérito na ko Modou Lo ci yaram rek ak ci tegginam rek lu ne war na ko mën a am buur wax na ko léegi roi des arènes bu ne am na fi mais bu mel ni Modou Lo musu fi am kon loolu sant la kon loolu yaroom ak fulaam ak faydaam ak boole bi muy boole ak jàppale bi muy jàppale waa Parcelles xëy na loolu tamit nekk na ci mais en tout cas daal dañ koy ñaanal yàlla leneen gën ci topp daal waaw leneen gën ci topp. amin yaakaar naa ne yokkul Baye Balla. nuyu naa la As Bécaye maa ngi lay fay bu baax di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp et puis di nuyu les téléspectateurs Bantamba TV yëpp ñu ngi leen di nuyu di amaat mbégte tey teewaat fii di sant yàlla di julli ci yonent bi. waaw As damay ñëw rek ci acte bi nga xamante ne ambassadrice bi def na ko ñëw fekk si le grand champion le roi des arènes le meilleur de sa génération As lii dafay wane ni lamb suñu culture dafa jéggi frontières yi peut-être ñun sénégalais yi ci ñi ma ko sañ a wax ñoom ñoo xamul valeur bi culture bi am mais boo demee ci dëkku nasaraan bi tey jii li waral tey Alburax jëli fi ay xale yóbbu leen Îles des Canaries ca Espagne parce que dañu gis culture bi dañu xam valeur bi culture bi am jàmbaar production def nañu lu mel noonu jël nañu fi xale yi yóbbu leen Îles des Canaries ñu dem fekk fa ay nasaraan yu weex tàll ñoom tamit ñëw nañu fi xool nañu dugg nañ ci biir stade bi gis nañu culture bi mu nekk culture boo xamante ni dañ ko war a valoriser ñun sénégalais yi ñu ñoo war a valoriser lamb ji xam réalité yi nga xamante ni lamb daf ko am xam lamb fi mu yóbbu xale yi jeunesse bi bëri na ci tey jii ñoo xamante ni lamb mooy seen gagne-pain te ci lamb ci la ñu am lu ne ci lañ tabax kër ci la ñu am oto ci la ñu voyagé ci la ñu dégg daali bëri na ci ñoo xamante ni bi ñu duggsee ci lamb ci la ñu dégg daali ci lañ am lépp am na ci ñoo xamante ni bërki démb seetaan naa benn mbër nee na lamb moo ko defar parce que beneen yoon la jëloon mais bi mu duggsee ci lamb ci la lu bareem defaru kon donc lamb dafa nekk moo tax Modou Lo référence la ci lamb Modou Lo ku dul ambassadrice bi sax mën na ko seet si xam nga lu tax âge parce que il est parti de rien pour devenir ce qu'il est aujourd'hui dafa am jaar-jaar bu doy waar mais jaar-jaar bi nag daf ko sellal yaa ko daan wax dafa am gëm-gëm yaa ko daan wax tollul ni ñoom guddul ni ñoom waaye moo leen jaaxal boobu gëm-gëm bi nekk ci moom la
gëm ni moom làmb gagne-pain la te làmb mën na ci am lu ne. te làmb mën naa dem ba doon ci roi des arènes tey loolu la ko yàlla fay. dëgg la xam nga. dëgg la boo xoolee tey ces derniers combats da ngay xam ni kii dafa am ambition. kii dafa am gëm-gëm. kii dafa xam fi mu jëm. xam na fi muy teg tànkam ba pare dajale ay rakam yëpp. waay am fu mu leen xoolloo. waaw mu nekk mbër boo xamante ni franchement dañ ko war a sargal. dañ ko war a ñaanal et puis xale yi ñu roy ci Modou Lo. parce que Modou Lo xale bu roy ci moom bëgg doon dara ci làmb gëm naa ni mën ngaa am dara parce que champion la te li muy def daf koy sellal te nit li ngay def boo ci bëggee am dara faaw nga sellal ko. faaw nga sellal ko Fadam yaakaar naa de fii ndaw France bi jaar pour waxtaan ak jeunesse bi am na lu nuy yaakaar ci ndaw yi Sénégal ci jeunesse bi ñëwunu rek gratuitement dem seeti Modou Lo am na lu mu ci soxla te Modou Lo yaakaar naa exemple la te mën nañu ko am ci Modou Lo. alhamdulilah loolu am na solo maa ngi nuyu ñu nekk ci plateau bi di ñaanal jàmm di nuyu nga xam ne mooy Baye Balla. Buur Afadia Fallou Ndiaye le malfaiteur Bayala Ndiaye ca doy tey ñaari ca do rek nga dajale tey alhamdulilah maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax di nuyu Babacar suñu sëriñ ak Seydina Ousmane Ndiaye bu baax di ko ñaanal borom naaru góor. di ko ñaanal jàmm bu baax di ko ñaanal sutura. alhamdulilah dañoo war a wax félicitation làmb ak lu làmb dañ leen war a félicité. ndax bëri na autorité yi daan jóg ci réew. bu ñuy seeti réew borom ndomba tànk yi la ñuy daan seeti ji. bëri na autorité yi xam ne ci ay réew lañu nekk. ñu jox leen yenn ndomba tànk yi bu ñu daan jóg. bu ñu seeti wut président ministre la ñuy seeti ji. waaw autorité jóg bàyyi président bàyyi ministre bàyyi ñëpp jubale ci sportif bi. ban message moo fa war a mën a jàllee. waaw kay. ak Modou Lo bon comportement la am pour loolu mën a am. xam nga dara bu asbikaay bu amee dañuy xool lan la fa jeunesse Sénégal mën a bénéficier woo. lii problème mooy boo gisee ki nga xam ne nii muy ambassadeur bi nii mu gis ambassadeur bi muy fecc ka tàccu. ci ay mbër yi nga xam ne dañuy def chorégraphe di wane seen culture. tàccu leen ci woy de. ak fecc de mais day wane ni ñoom ni ñuy defee culture bi bëre ba mu ciy tàccu ba ci wane bégteem. kon dañuy wax ne làmb fan la mën a jëmale réew mi. nag Modou Lo dafa am sas. Modou Lo mooy le roi des arènes. dëkk parcelle. mais loolu ci 50% la ci jëmmam. beneen 50% mooy nan lay def moom ki ci roi des arènes gi mu nekk nan lay def ba làmb ñu ne lii ci cër bi ci làmb ci Modou Lo la ko amee. te loolu Modou Lo da ko war a reyante pour loolu mën a am. asbekaay làmb dafa am lu bëri lu mu soxla. te gis nga as dëkk dina toll foo xam ne nii góor dina toll foo xam ne doo bañ ko la xas. doo bañ ko la saaga doo bañ ko la wax lu ñaaw. ngir say réussite rakk. te Modou Lo position boobu la toll. ndax asbakaay bëri na li ñuy teg ci kaw deru góor ñi bu fekkee ne noppi rek kay tax mu faju kon lu bëri du réussir. déedéet ndax barki démb rek jël nañ ay gàcce goo xam ne nii ay wax yu ñaaw yoo xam ne teg ko ci kaw deram. bu laay tontu wudde waaye tontu bi mooy lii nga gis nii ñu gis. waaw mooy tontu bi mooy. man Modou Lo lii ñaaw li ngeen teg as bi kay bi Covid bi amee Modou Lo yëkkati na lépp 15 millions dem jàppale ko état bu Sénégal. mais jëndu fi woon ab ambulance jox am ñu mu ko jox. déggul lu ma la wax yëkkati na lépp 15 millions jàppale leen ko. mais man bi mbër yi di dem ministère des sports ministère de la santé du yóbbu ay Yékini Gris Bordeaux Modou Lo Boy Niang bari woon na ay mbër yu fa nekkoon contribuer ci Covid bi ci wàllu matériel contribuer ci wàllu xaalis. waaw léegi nag. les lutteurs ñu bëri dañoo génne seen xaalis ñi jënd ay eau de javel ñi jënd ay affaire yu bëri. mais pourquoi nit ñi yéene ñeneen ñi am problème. wax kay waa Sénégal. Fadam foofu laa bëgg a ñëw. pourquoi non da nga fiy ñëw. pourquoi nit ñi bëgg ñeneen ñi di am problème mais pourquoi ñu toll foofu bal moo man loolu man sama problème mooy man xaw ma woon Sénégal bi man Sénégal lu baax laa xamoon. mais léegi nit ñi dañ lay yéene nga dem kaso. mais nit ñi dañ lay yéene nga dee. mais ñenn ñi quoi mais loolu lan la c'est quoi le problème. c'est une maladie. ah. feebar la. mais ñoo ko tey. non c'est ñoo ko tey. non tayuñu ko. c'est-à-dire non c'est une méchanceté ambiante c'est une méchanceté gratuite. soxor la. gis nga lu ñu war a. mais dañuy yéene nit mu dem kaso bi. ñu jàpp ko. mais mais yàlla noppi na. loolu bu ko yàlla namul doo am. xam nga y a deux choses. y a deux choses. oui. benn bi mooy Sénégal il faut ñu defaraat xol yi.
mais on est malade muy benn beneen bi aussi mooy Sénégal il faut que ñu nangu aussi jubal. c'est ça la réalité aussi. Ouais. parce que tey coow li yëpp. gannaaw maanaam mu am benn caytu. waaw. te loolu devoir la. waaw. parce que justice su nekkee ci réew dafa war a jouer sa partition. rôle am. di ko jouer mais Sénégal. mais lu bon da ngay justice des joueurs la mais ñuy yéene Babacar. waaw am problème. voilà non xam nga lu bon mooy c'est-à-dire discuter sur quelque chose bu nga xam ne tu ne le maîtrises pas. oui. moo tax l'autre jour quand les procureurs sont sortis pour expliquer da ngay gis nit ñi dañu dellu siwaat parce que ils ont la bonne information. mais ñu si bëri. di wax nii. di saké ay nit. di leen waxal lu ñaaw. waaw xamuñu ci li ñuy wax dara. mais nag innamal a'maalu binniyaati yéene moo ëpp doole fay jëf te ku ci nekk loo yéene sa morom. moom lay def na doon lu baax parce que ku ci nekk loo yéene sa morom moom ngay recevoir de. moom ngay recevoir Fadam yeggale. waaw as bi loolu dafa am solo xam nga tey jii réew day toll foo xam ne nii man chaque jour li may wax rek mooy départ am na solo trop mais arrivé mu ko gën. te nit. bëri na bu fekkoon ne wax lu ñaaw gor mooy yàq yenn nit ñi. asbikaay réew mi ñi gën a fonk yëpp ñàkk nañ leen. billaahi. waaw ndax réew mu ñu xas sëñ Babacar Sy Mansour xas fa sëñ Mahamad Niass. xas fa suñu xalifa diine yëpp te taxuñ fañ nekkoon ñoo nga fa ba léegi. kon bu doon wax lu ñaaw mooy tax rek ñu ñàkk suñu yenn kilifa yi ñàkk nañ leen bu yàgg. l'essentiel mooy bu fekkee ne yow da ngay wax lu ñaaw chaque jour nga wax ko diggante daaw ba ren te fa nga nekkoon fa nga nekk war ngaa wéetaat nga xoolaat sa bopp nga sangaat sa bopp ndax nit booy wax ci moom lu ñaaw te chaque jour muy gën di yokk. waaw yow war ngaa xool sa position. doo xoolaat sa bopp. war nga xoolaat sa bopp xam nga Modou Lo dafa nekk benn roi des arènes boo xam ne nii barki démb daa toog fii ci plateau bi âge fi nga toog ne man ñu ñuy def ba sportif bi mel ko ñun Parcelles. noonu laa ñaanee yàlla homme politique yi mel ko Parcelles booloo nekk benn. noonu laa ñaanee yàlla ñiy football mele ko nekk benn Parcelles. loolu kooku quelqu'un la ci benn nit boo xam ne ni ci wàllu làmb. asbekaay Modou Lo xam na rôle am te man li ma koy wax rek mooy en tant que roi des arènes ndax xam ne làmb Sénégal 50% bi Parcelles moo ko moom ci boppam mais 50% bi ci moom làmb war a jëliñu ci moom ndax benn comportement baax na kàddoom bi ñu ko ci xeeb te image am fexe na ba garder ko ci titre roi des arènes tey ji asbekaay Modou Lo bokk na ci roi des arènes yi nga xam ne ni ci wàllu làmb bokk na ci roi des arènes yi ëpp crédibilité ci wàllu làmb mooy am na succès boo xam ne ni tey ji mës ta génn ci gémmiñam wax lu ñaaw lu ñu koy xeebee asbekaay ñu dellu localité di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw loolu yaakaar naa ne lu am solo la il fallait ñu waxtaan ci tuuti parce que ñu defaraat xol yi du li Baye Ndiaye toog magam Abdou Aziz semaine bële amul lu mu déggu mais te loolu ñuy wax yëpp da ngay jékki-jékki mu mel ni ndox mu dem wala ngelaw lu fi jaaroon dem ñu ko yéene pour ñu jàpp ko ñu koy yéene pour mu dem kaso mais loolu naka la nit di amee xolu yéene nit ñu jàpp ko mu dem kaso yéene nit mu am problème amoon na xaalis yàlla na ñàkk mais loolu du tax mu ñàkk loolu du tax mu dee loolu du tax mu dem ci kaso et puis dañuy xëy di tuumaal nit ñi tuuma yoo xamante ni amul fenn teguwul fenn loolu nañ ko moytu yàlla na yàlla defar moo tax sëñ Abdou Aziz Sy nañu koy ñaanal yàlla na yàlla yokk leeram daana wax pour ñu tàppe xol yi ñu defar xol yi nañu defaraat suñu xol bu ñu bëggee réew mu avancé xol yi la ñuy defar man xam nga ci élection dama daan wax élection bu candidat yi wax ne dinaa wàññi diwlin dinaa wàññi ceeb non kaay nga defar nit ñi lañu war a defar parce que fii ñu toll defar Sénégal jot na te defar Sénégal mi ngi tàmbalee ci ndaw ñi nanu defar ndaw ñi bu ñu defaree ndaw ñi nag adduna réew mi ubbeeku réew boo ko bëggee defaral ndaw ña boo ko bëggee yàqal ndaw ña paay yaakaar naa ni foofu la ñuy dugge nag ci wàllu làmb ji carrément làmb ji fi mu toll ak li nga xamante ni moo ci am léegi fi may ñëw rek mooy waxtu yu nu tëgg làmb est-ce que avantage yu promoteur la wala du avantage yu promoteur et puis lan mooy ciy njëriñ daal parce que gis naa ne nag c'est vrai depuis bi nu commencé di tëgg làmb di teel a tas problème yu bëri